ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag lañuy wax ci mbiru vaccin yi sujet la boo xamante ni lu ëpp weer ñu ci liggéey yaakaar naa ni mooy benn ci sujet yi ëpp ñu consacré ci temps parce que benn dafa laajoon ay recherche yu bari ñaareel bi mooy mbiru wér-gi-yaram la du lu ñuy foowee ñetteel bi mooy boo ci wax ay médecin dañ lay déglu wala ay étudiants yu nekk médecine loo ci wax lu war ak dëgg daañ la corriger ñeenteel bi te yokk tax ñi gën a jël suñu temps mooy suñu njiit yi nga xamante ni ñoo dugal vaccin yi ci biir réew mi parce que ci mois de février bii rek 1,200,000 doses daañ ko dugal ci biir réew mi bu dee ni sax yegg seegul mais diggante bi Macky Sall di wax ni dinañ vacciner sénégalais yi. dinañ jël tous les moyens qu'il faut jënd vaccin bi ak lu mu mënti jar vacciner ñàkk waa Sénégal. ba période bi ñuy def commande bi dañ doon làmbaatu loolu daañ ci ñëw parce que xemes def na sorti ne Sénégal Moderna la tànn ba ñëpp jàpp ko mu joxe itam ay raisons yi tax Sénégal tànn bile vaccin ñu xëy bés Abdoulaye Diouf Sarr weddi ko. Sénégal tànnul Moderna. président de la République moom itam weddiwaat ko. ñun dañu xoolagum moo tax tëbuñu rek dem ne dañu jënd Pfizer wala dañu wuti Moderna wala dañu wuti vaccin chinois bi wala bu russe bi. ñu ne dañuy xaar mais léegi ñan la ñuy xaar loolu mooy la véritable question te daañ ci ñëw ndax 1,200,000 doses yegg ci Sénégal du tànneefu suñu réew Sénégal dañ koo tànnal kan moo tànnal Sénégal Bill Gates moo tànnal Sénégal dinañ ci ñëw ndax yàgg nañ ko wax suñu réew rawatina ci nguuru Macky Sall moomuñu suñu bopp ba ci période Covid bii est-ce que xam ngeen ni Sénégal musul jël ndogal ci coobareem maanaam dajale wuñu boroom xam-xam yi moo xam ci wàllum santé moo xam ci politique de prévention moo xam acteurs sociaux yi nekk ci goxe goxaat yi ngir ñu tëgg ay pexe yu méngoog suñu nekkin ba sénégalais bu ci nekk gis boppam ci xeex Covid bi maanaam jël mbir mi def ko sëy fi bopp. loolu ay boroom xam-xam ay professeurs yu nekk fac médecine xam nañ ko bu baax a baax mais duñu wax li tax duñu wax parce que lu bari daf leen di tënk tey boo demee ci yeneen réew ay professeurs d'université en médecine ñooy dajaloo def lël tënk ay mbir mais Sénégal amul. parce que ñu bari ci ñoom ànduñ ci anam gi ñu gérer Covid bi mais dafa am lu bari lu leen tënk lu yàggul dara dàmbuj mi ngi ko doon ñaawlu. les professeurs d'université de médecine yiy formé ñu ñuy faj ci hôpitaux yi ak ñii di wax tuddee seen bopp comité national de gestion de l'épidémie waa ñooñu ki leen formé ñoom ñi ngi fii ci université Dakar. waa léegi ñooñu dañ dem en conclave waxtaan seen biir ne askan wi bii position lañ gis par rapport ak li xew ci àdduna bi mais dañuy toog ni pataaral seen pataaral dafa déranger Sénégalais yépp parce que ñun lii mbirum santé la. léegi yeneen médecins yi nekk au devant de la scène mën na jël exemple professeur Seydi bi nga xamante ni jàmbaar la ñun amuñ dara luñ koy reproché mi ngi def liggéeyam comme ni mu waree te ku ñu war a delloo njukkal la mais ba mu tàmbalee dénoncé anam gi ñu gérer Covid bi ñoo ngi fàttaliku sortie bi mu defoon ay weer ci ginnaaw Ziguinchor doon ñaawlu manque d'équipement gi am ci bërëbu fajukaay alors que ñu ngi woon ci digg pandémie. J'ai constaté quand même que il y a quelques petits problèmes au niveau par exemple des équipements. Je peux donner l'exemple du service de réanimation qui n'est pas du tout fonctionnel, qui n'est pas construit selon les normes, alors que quand on gère ce genre de maladie, on doit prévoir le pire. Donc il faut être capable de prendre en charge tous les types de patients. Donc je pense que j'insisterai surtout à ce niveau auprès du professeur Bey, qui est le responsable de la partie réanimation au niveau du Sénégal, au niveau du ministre de la Santé. Je pense que Ziguinchor, ayant une UFR Santé, ayant des professeurs de talent, il n'est pas du tout concevable qu'il ne puisse pas y avoir un service de réanimation répondant aux normes, au cas où on aurait des cas qui nécessiteraient une réanimation lourde. ñoo ko déggandoo période bii suñu nguur ñi ngi jël ay milliards di jënd ay ceeb ngir politiquer Covid bi ngir luubal ay milliards fekk moment boobu noonu yenn ci hôpitaux yi amuñ sax service de réanimation bi professeur Seydi tàmbalee dénoncé loolu noonu dañ ko freiné dañ ko naroon sax remplacer ak benn médecin militaire ngir sanctionné ko ci li mu ñaawlu manque d'équipement yi am ci yenn hôpitaux yi lii ñu bari xamuñu ko woon professeur Seydi bi mu tàmbalee kaas dañ ko naroon dàq. ça a failli tourner mal pour lui il a fallu que président jàppale waat ko ba ñu bàyyiwaat ko ci service am boo préparé woon nañu sax benn militaire bu ko waroon na remplacer. ah dafa naroon ñàkk postam. bon en tout cas il en a souffert il en a souffert. donc lii dafa baax bu ñuy wax ci wàllu vaccin yi ñu leeral ko sénégalais yi ñu xam que ni depuis bi Covid bi duggee suñu réew médecins yi dañ leen noppiloo rawatina ñi nekk ci service public bi te dañ leen di comprendre benn moment ndax ku ci wax lu war ak lu nguur gi bëggul dégg
mën nañ la sàkkal pexe yàq sa carrière tey ñëpp xam nañ ni bañkat bu nekk fonction publique di am looy bañ di kaas di ñaawlu ya fa nekk dañ lay radier sa carrière la ñuy yàq léegi nag les rares médecins yi ci ñemee wax tenir un langage de vérité mooy ñu yor ay clinique privée comme docteur Babacar Niang bu Suma Assistance ñoo xamante ni dépendruñ ci kenn ñoom docteur Thior docteur Mouhamadou Mansour Diouf bi nga xam ne nekkul Sénégal wala professeur Cheikh Lo ba ci vaccin yi nar a ñëw médecins yu baree bari duñu nangu ko leen vacciner tant que joxuñ leen ay garantie yu wóor a wóor balaa ñu leen di pikiir. Le président de la République moom la ñu interpellé par rapport à ce vaccin là quel vaccin la nar a tànn fii de toute façon mënu ko imposer kenn c'est pas ça peut pas être obligatoire mais on a intérêt quand même à si c'est efficace il a intérêt à nous dire ban vaccin le Sénégal di jël Moderna beneen moom bu Pfizer bi dina compliqué mooy 80 degrés moom amuñ fu ñu ko stocké sama avis personnel la peut-être qu'il trouvera les moyens de stocker ce vaccin là mais quel que soit le vaccin qu'il va prendre dire que nous on va nous vacciner en premier nañu jox les garanties qu'il faut sur le plan les garanties scientifiques peut-être que nous les scientifiques ñu ñoo ko jox mais nañu wax ban type de vaccin la et on verra quels sont les risques que nous courons. lii musul am Sénégal donc sëgëm ñoom médecins yi ñooy am xel ñaar ci vaccin yi war a ñëw ndax xam nañ ni dara lu sérieux amu ci masam ak ñun moo tax ci vidéo bi dañ leen di leeral problème yi nekk ci ñetti xeetu vaccin yi nga xamante ni ala kulli haal au moins benn daañ ko piqûre sénégalais yi moo xam Pfizer Moderna ak AstraZeneca bi nga xamante ni 1,2 million doses dinañ njëkk ci Sénégal ci mois de février bii est-ce que sax yegg seegul buñ ci noppee nag ñëw ci mutation yi ñu nemmeeku te ngeen koy dégg fan yii yëpp ci virus bi mutation bu ngeen ko déggee mooy virus bi dafay soppi xar kanam temps yi dégg ngeen ni variant britannique bi mi ngi suñu réew lan moo tax virus bi di def mutation yooyu noonu dañ ci ñëw bu ñu paree ci loolu du ñàkk ñu posé wu la question bu ñu bañee vacciné wu lan moo ci solution loolu aussi dañ ci indi ay leeral parce que ñu bari ñi ngi jéem a def ci xelu doomi aadama yi que ni tant que vaccin amul Covid bi du fi mës a jugee loolu amul te lépp dina leer ci vidéo bii buñ ci noppee nag ku mu neex nga dem porté volontaire ñu vacciner la mais ñun en ce qui nous concerne ñun rek la engagé vacciné wuñu tey vacciné wuñu ëllëg vacciné wuñu gannaaw suba lan moo tax daañu leen jox suñuy raison ci jàngatu tay bi. dañu ñëw d'abord ci naxaate gi gën a mag ñeel vaccin wu Covid 19 bi bi ñu def vidéo bi question bi ñu njëkkoon posé mooy ci wàllu médecine ci ban diir la ñu mën a defar vaccin boo xamante ni wóor na te efficace maanaam pour defar vaccin ñaata temps lay jël. ci liggéey boobu visité nañ ay plateformes scientifiques yi yëngu ci wàllum wér-gu-yaram mais li ñu xibaar mooy defaru vaccin dina jël au moins fukki at jàpp fukki at ak juróom. ci histoire benn ci vaccin yi gën a gàtt ci diir bi ñu ko defar mooy Ebola ci juróomi at lañ ko créé bu ñu jëlee vaccin contre varicelle ak grippe liggéey nañ ko ci lu toll ci 30 ans fanweeri at. vaccin contre le virus du papillome humain ak rotavirus ci diiru 16 ans fukki at ak juróom benn lañ ko defar. yenn vaccin yi pédiatrique yi maanaam vaccin yi ñeel tuut tànk yi gannaaw buñ juddoo ngir aar leen ci yenn feebar yi jël na au minimum 12 ans fukki at ak ñaar. Ebola comme ni ñu ko waxee sànq toog nañ juróomi at doog a trouver vaccin bi permettre doomi aadama mën cee fàggu mais ak Covid 19 bi feebar bi ñu présenté ne moo gën a garaaw gën a gaaw ci ray doomi aadama gën a yomba wàlle ci diiru 18 mois lañ ko trouver vaccin bi fukki weer ak juróom-ñett la ñu defar vaccin. muy record bu rëy a rëy te jaaxal ñëpp jaaxal itam ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram. dañu war a dugal pendant 5 ans sur des animaux non des rats voilà des rats. des singes des gorilles. mais oui voilà des cobayes quoi comment dire des cobayes. on appelle la dose létale. dose létale mooy dose bi nga xam ne mooy rey moo mën a rey nit ki moo mën a rey animal bi déjà. Après, avec ça, nous, on va faire des déductions pour ramener si quelqu'un de nous fait 90 kilos, dose am lii la war a mel. li tax gars yi yàqamti génnee vaccin bi ci njëkk mooy wàllum business loolu waxoon nañ ko ci benn ci vidéo yi ñu defoon ci mbiru corona feebar bi business bu rëy a rëy moo ci nekk te kenn bëggul des ginnaaw ku ci nekk yaa ngi profité pour am ci lu baree bari bu ñuy wax nag wàllum business ci wàllu médecine xel dafay dem ci industrie pharmaceutique bi li doomi aadama yi war a xam foofu mooy ñiy fabriquer garab yi ak vaccin yi duñu ay way defal yàlla ay businessman lañ d'abord dañuy wut koppar même bu feebar amul woon ñoom dinañ créer ay maladies créer ay virus pour mën a jaay seeni médicaments ak seeni vaccin coronavirus bu bees bi ñun ñëpp xam ne ni ci laboratoire lañ ko tëggee nekkatul kumpa léegi nag bi mu ñëwee ku ci nekk yaa ngi njëkkante pour wan àdduna que ni sama vaccin yi moo gën a baax ba tax na série bi ci war amul ci vaccin yi moo tax bi professeur Raoul waxee mbir chloroquine automatiquement yenn médecins yi collaboré ak ay sociétés pharmaceutiques yu mag a mag tàmbali ko attaqué parce que bu fekkee ni chloroquine ak yeneen mélange yu médicament ñooy faj Covid 19 cela veut dire que kenn du ci am xaalis bu baree bari
lii mooy enjeu bi te ñëpp war koo xam gars yi dañuy foy suñu bakkan yi pour seeni propre intérêt. bu ñu jëlee par exemple benn ci vaccin yi ñu njëkk a distribué muy Pfizer mais patron société bi muy Albert Bourla gannaaw ba ñu créé vaccin bi ba noppi moom nanguwul vacciné wu loolu mi ngi ko xamle ci benn interview bi mu amloon ak waa CNN. Have you taken the vaccine, sir? No, I haven't taken it yet, and we are having an ethical committee dealing with the question of who is getting it, and given that there are very strict allocation rules that the CDC has voted, we are very sensitive not to cut the queue and have people getting vaccinated before. So. bi ko journaliste bi laajee ndax vacciné wu nga dafa ni déedéet alors que ñoom ñoo ngi tàmbali distribuer seeni vaccin depuis des semaines mais lim ko laayalee mooy nee na bëggul woon ñoom ñi defar vaccin yi jiitu ci askan wi ko gën a yayoo ku nekk nag mën nga def sa propre interprétation mais ñun personnellement nit duñu jaay loo xamante ni moom du ko jëfandikoo dafa am yoo xamante ni xel mënu koo nangu te par la suite lépp leer na moom li taxoon mu bañ a vacciné wu suñu borom leeral na lépp ndax gannaaw bu ñu vacciné ay doomi aadama fële ci Norvège au moins fukki doomi aadama ak ñett ñàkk nañ seen bakkan te vaccin bii di Pfizer lañ leen vacciné te waxoon nañ ni vaccin bi efficace na à 90 jàpp 95%. nga jël aussi vaccin bii di Moderna bi ñuy def essai clinique yi maanaam di natt efficacité am 4 personnes dañoo amee ay paralysie faciale seen kanam yi dafa déformé wu seen gémmiñ yi weng léegi lan moo waral effet secondaire yooyu noonu ci la ñuy ñëw. d'habitude bu ñuy defar vaccin ngir xeex benn virus dañuy jël d'abord virus bi ñuy jàmmaar lool comme tey coronavirus ni mu melokaanoo léegi dañuy jël échantillon bi dugal ko laboratoire wàññi dooleem wala rey virus bi complètement buñ ci noppee nag jël virus boobu noonu nga xamante ni dañu néewal kàttanam dugal ko ci yaramu doomi aadama bi ki nga xam ni dara jotu ko ngir mën koo aar loolu noonu mooy nekk vaccin bi su ko defee sa yaram dafay développer lu ñu naan anticorps mooy soldat yi nga xamante ni mi ngi ci yaramu doomi aadama ñun ñëpp ngir mën ñoo aar ci microbe yeeg lépp lu mën a gàllankoor suñu wér-gi-yaram léegi nag bu sa yaram attaqué virus boobu noonu à travers ay anticorps virus boobee nga xamante ni dañu néewal dooleem soldat yooyu ñu dippee anticorps dañuy mën di xàmmee boobee virus ràññee ko ba ëllëg bu xeetu virus boobu noonu duggaatee sa yaram ñu daal di koy rey mais ak vaccin bii di Pfizer ak Moderna après dinañ ñëw ci AstraZeneca bi war a dugg Sénégal mais ñaari xeetu vaccin yooyu noonu defaruñ ko comme ni ñu tàmm di defaree vaccin maanaam jël virus bi néewal ko kàttan door koy dugal sa yaram ñoom li ñu def mooy dañu utiliser benn technologie bu ñu naan ARN benn technologie la boo xamante ni ci mala yeeg garab yi kese lañ tàmmoon di ko essayer maanaam dafay modifier ni la suñu borom bindee daal di la koy mooñaalee. nee nañ nouvelle technologie la buy wax ay affaire génétique mooy nag xaw ma nuñ koy waxee ci wolof mooy lii la sax si sa biir boo modifier sa génétique presque mënatuloo dootoo nekk nit kooku nag def nañ ko ci garab yi ñu réussir ko OGM. am na garab yoo xam ne day dañ leen modifié bu daan joxe ñaari mango mu joxe 100 mango mais est-ce que même technique boobu mën nañ ko dugal ci ay nit ñii ko defar wax nañ ko sax ñu ne ñu ngi koy jéeme man suñ ko jéeme ci nit ñu ngi koy jéeme ren looy jéeme ren est-ce que wóor na. musul am ba adduna di adduna ba léegi. maanaam vaccin ARN mooy gis nga ARN messager boo déggee ñu koy wax ñun ñëpp dañu am li ñuy wax ADN mu nekk suñu biir cellule yi. ADN boobu. mooy sama patrimoine génétique moo tax ma nekk tey jii Cheikh Lo moo tax kii moom lañ la mooñee parce que li tax mooy moom ci ADN boobu ci la ARN bi di jaar defal ci ARN messager mu defal ma ay protéines yi may jox samay caractère ma am nopp yu tollu nangam bët yu mel nangam bu mel nangam jëlee ko ci samay wàjjur loolu suñu ADN la nekk comme gis nañu sur le plan de la science que le système boobu mi ngi am ñu ne on va essayer de le copier qu'est-ce qu'on va faire dañuy defar benn ARN messager bu virus bi ci boppam dugal ko ci biir système mu yaram bi ci boppam injecté ko boole ko ak ay lipides capsulé ko dugal ko ci biir bu ñu ko dugalee yaram bi nag dina synthétiser boppam moom la protéine coronavirus ci yaram bi te bokkul ci moom soldats yi daw song ko bu ñu ko songee bu ñu ko rayee anticorps yi des fa ñu ne am nga vaccin bi question bi ñu doon posé au début mooy waaw bu ñu ko rayul nag. donc ñoo ko déggandoo même ñi defar vaccin yi ñoom mënuñu la garantir que ni dalay aar ci jàngoro ji à 100%. parce que bu njëkk ñun africains yi lañ daan utiliser comme seen ay cobayes ñun lañ daan jëfandikoo comme ay mala di ñu tester seen i vaccin xool ba xam baax na wala déet. Moi j'ai été étudiant dans une faculté qui faisait un vaccin ici au Sénégal
en France. ñu ne def leen liste ñi bëgg a dem participer à cette vaccination là. Il devait y avoir un Français et un Sénégalais qu'on prenait à Dakar ñu ànd à Fatick sunu mbokk séeréer yi ci ñoom lañ ko vacciné. bi ma demee ba nekk ci liste bi positionné en France waa ji xool ma xoolaat ma ne ma tu es Sénégalais ma ne ko oui mu ne ma tu sais que tu peux pas partir. ma ne ko mais vous avez demandé un étudiant de la fac wala vous avez demandé un Français. lan moo la lu woon ci vaccin yooyu. secret yi yemoon ci vaccin boobu. vaccin moom xam ngeen ko mooy l'hépatite virale B. ah bi ñu defee première vaccin yi ba jaay ko dégg nga mas ngeen dégg sclérose en plaques. Sclérose en plaques c'est une maladie même qu'on disait qui n'existe pas en Afrique. Tellement honnête mais bi vaccin boobu dawee ñun ñuy vacciner ñii seen loxo di paralysé mais ñu naan ndogalu yàlla mais bi ñu vacciner 2 ou 3 Français ñu am la même chose on a fait les recherches et on a trouvé que ce vaccin là entraînait la sclérose en plaques ñu retiré ko dem liggéeyaat ko bon léegi ñu ngi koy jaay bon mais il a perdu son aura. Et ce vaccin-là, je pense qu'il a été travaillé sur plus de 10 ans. Donc c'est la même chose qui risque de se passer. Non, c'est pas la même chose. Là, c'est pire parce que là, on est même pas à 9 mois. moo tax yàlla rek mën a àtte kenn du suñu borom léegi ak feebar bii di coronavirus ñun africains yi dañ leen teel a artu ne leen fu ngeen xam dem leen fa ak seeni vaccin non seulement du ñu nekk seeni cobaye mais aussi bu ngeen defaree ba noppi vacciné wuñu moo tax ñoom ñi defar vaccin yi mënuñu la wax exactement ci ñaata doomi aadama la ñu testé vaccin yi ba xam ni wóor na instant bii dañu làmbaatu ba ci dëkk yi nga xamante nii tàmbali nañ di vacciner seen askan mën na jël exemple bu France médecins yi fa gën a mag scientifique yi fa ëpp xam-xam ñoom dañoo wax ni mënuñoo garantir kenn ci melokaanu vaccin yi nga xamante nii tàmbali nañ ko jëfandikoo. monsieur virus de France ñu koy woowee professeur Fischer semaine bële passé bi France di lancer campagne vaccination bi premier ministre dafa taxaw monsieur vaccin taxaw premier ministre bi ne ko Fischer comme yow yaa yore vaccin bi France waxal xam nga Fischer lu mu wax Fischer na man vaccin bi xamal ma ko dara Fischer mooy wax de professeur d'immunologie mu ne man vaccin bi xamal ma ko dara li ma ci xam daal mooy ñi ko defar communiqué de presse bi ñu ci def gisuma publication gisuma rapport maa ngi koy xaar nag avec impatience. Deuxième chose boo xam ne Fischer wax na ko Fischer nee na moom daal li ko jaaxal mooy wóoru ko ne vaccin bi mën na prévenir contre la maladie. léegi au début Sénégal Moderna la tànnoon parce que Pfizer nee nañ condition de conservation yi mu laaj amul suñu réew. docteur Marie Khemesse moo ko xamle woon ne Sénégal Moderna la tànn parce que moo gën a moins cher mais aussi condition de conservation yi dëppoo na ak suñu réew sa ëllëg sa Abdoulaye Diouf Sarr daal di koy weddi ne Sénégal tànnul Moderna. Sénégal tànnul Moderna loolu il faut que mu leer nit ñi xam ko parce que ñëwaat na 2 ou 3 fois ci question yi. ngeen gis ni kon ñoom ñi ngi tergiversé xamuñu fu ñuy teg seen tànk bu kii waxee jaar fii keneen wax jaar na le ci li nga xamante ni bokk nañ ci li gën a am solo ci réew muy wàllu wér-gu-yaram maanaam ñoom dañuy foowee. mais ndeke boobu Sénégal dafa am ñu doon xaar Macky Sall jotagul woon ndogal tukkee ci patron mi nga xamante ni ñoom lay liggéeyal. damay waxaat clairement ne Sénégal mu ngi liggéey bokk nañ d'ailleurs ci kuréel bu ñu tuddee COVAX ànd ko ak téeméeri réew ak juróom-ñaar fukk ak juróom loolu ko ëpp. yu ne bu vaccin amee ci wàllu mbas mi war nañ fexe ba adduna bi yëpp jot si parce que feebar la bu laal adduna bi yëpp loolu tam ñu ngi ciy liggéey ak suñu partenaire mais daal Sénégal bu laajee jënd ak lu mu mën a jar danaa ko def pour vacciner la population sénégalaise. dégg ngeen ko mu wax bu tudd ay partenaires cité benn organisation bu naan COVAX COVAX boobu noonu initiative Bill Gates la ak mbootaayu mbii di Gavi pour nee na wutal vaccin dëkk yi nga xamante ni dañoo néew kattan. Bill Gates moom yaakaar naa jarul ñu ñëwaat ci moom ndax wax nañ leen ci benn vidéo li mu nar ak ay ambition am ñeel Covid-19 bii moo tax vidéo bii tey continuité la njeexitalu analyse yi ñu mujjee woon def la ñeel Covid bi yàgg nañ leen wax ni gars yi dañu am agenda bu leer bu ñu topp feebar bi mooy la pour ñoom ngir réaliser li nga xamante ni tëgg nañ ko depuis des années donc programme COVAX bi Macky Sall tudd Bill Gates moo nekk ci ginnaaw defar nañ des centaines de millions de doses ci vaccin bii di AstraZeneca daañu ñëw ci vaccin boobu ak ni mu xeetoo Sénégal dinañ ko livrer 1,2 million vaccins ci mois de février bi ñu nekk kon nag ku nekk waajal sa bopp.
première information bi ñu am ci vaccin bi di AstraZeneca mooy ñi ko defar di benn groupe pharmaceutique suédo-britannique nee nañ efficace na à 60%. te yaakaar nañ ni garab bu fekkee ni dafa efficace à 60%, cela veut dire que non seulement bari na ay effets secondaires mais aussi dara wóorul ba xam dina la aar wala déet. leneen li muy prouvé mooy essayé wuñ ko ci doomi aadama yu baree bari ngir xam ba xam efficace na au moins à 90%. kon daal ci déggin ñun ñoo nar a nekk seeni cobaye loolu benn la. ñaareel bi mooy amul benn garantie ci njeexital yi mu mën a def suñu yaram. beneen mbir nag bi ñu ëppal solo mooy boo demee Europe moment bi ñuy def vidéo bi loolu mat a préciser la période bi ñuy def vidéo bi ñoom seen réew diggaluñu kenn ko am 65 ans juróom benn fukki at ak juróom ak lu ko ëpp jël vaccin bi ñu dippee AstraZeneca bi ñu dugal Sénégal. lan moo tax parce que nee nañ amuñu ay données yu wóor yi dëggal ni vaccin bi mënul lor seeni mag. alors que bu ñu ñëwee Sénégal Macky Sall ci interview bi mu defoon ak presse bi ci fin d'année bi dafa ni vaccin yi médecins yi ak mag yi lañ ko njëkk a jox door a wàcc ci suuf. ñàkk bi tam buy am toujours dañu xool ñi gën a maanaam néew doole ci feebar bi mooy ñu mag ñi waaye aussi mooy waa kër docteur ñoom ñi nga xam ne bés bu ne ñu ngi contact ak maladie bés bu ne ñu ngi jàmmantoo ak maladie ñooñu donc lañu war a njëkk a ñàkk ak ñu mag ñi après nag xool li ñuy wax ñi am comorbidité maanaam ñi nga xam ne bu leen feebar bi laale xëy na mën na garaaw. donc yu mel nii moo mën a jural loraange askan maanaam yow yaa ngi tànn déjà ñu war a njëkk a ñàkku alors que vaccin bi la sa patron yi wax nga dugal ko ci biir réew mi dara wóorul ba xam suñu mag yi attan nañ ko lii précision de taille la bu sénégalais yépp war a xam. te beneen mbir bi gën a garaaw ak vaccin yi mooy virus bi ñëpp xam nañ ni dafay def li ñuy woowe mutation maanaam dafay soppi xarkanam li tax muy soppi xarkanam parce que yow doomi aadama bi ni ngay def pour aar sa bopp ba feebar du la dal moom tamit virus bi noonu lay naxante ak yow ngir bu duggee sa yaram mën a def li mu bëgg. li ñu remarqué ces derniers mois mooy dem nañ ba benn jamono immunité collective tàmbalee am maanaam suñu yaram dem ba miis virus bi néewal ko kattan ba loratul ñu baree bari loolu lañ naan vivre avec le virus. comme ni ko docteur Thior doon saako. dafa am un principe de vaccination naturelle en cas d'épidémie. maanaam corona bi bu ñu ko bàyyee mu circuler surtout bu dee da nga am une population jeune day dem ba ñooñu dañuy développer des anticorps gis nga masse anticorps yooyu ñuy développer day constituer benn barrage boo xam ne day barrer réseau de transmission vers les personnes qui sont à risque. donc day nekk un effet de protection de masse boo xam ne c'est très intéressant donc pourquoi nga ne nit ñi bu ñuy circuler. Au contraire, da nga war a favoriser la circulation des gens. Maintenant, utiliser les mesures barrières, mettre en place un bon système de surveillance épidémiologique et le renforcer, te loolu am nañu ko. Et puis maintenant, protéger les groupes les plus vulnérables yi nga xam nañ ko parce que corona wax nañ la gën a soxla loolu dong lañu soxla. léegi bi ñu bàyyee doomi aadama yi circuler ñu lever yenn interdiction yi ñu gis ni non seulement cas positif yi dafa wàññeeku bu baax a baax waaye tamit nombre de morts yi bareetul léegi doomi aadama moom ci dëgër boppam. ak préserver ay intérêt parce que lii lépp nee nañ leen li ñu ko yóbbee mooy industrie pharmaceutique ak ñoom Bill Gates yi nga xamante ni bëgg nañoo profité ci mbir yi ngir gagner xaalis bu baree bari ak matale yenn ci seeni projet nouvel ordre mondial lii mooy enjeu bi. léegi nag ci lañ fabriqué ay vaccin yoo xamante ni xam nañ niñ ko fabriqué duñ ci revenir raat ci la nag virus bi daal di fippu soppi xar kanam loolu moo waral mutation yi ngeen di dégg fan yii yëpp ak variant britannique bi ak yeneen xeetu variant yi bàyyi ko yeneen réew maanaam virus bi dafa ni. comme que créé ngeen ay vaccin léegi damay soppi xar kanam damay changer melokaan ba bu ma duggee seen yaram soldats yi vaccin yi développé ngir mën maa reconnaître ba di ma rey damay changer xar kanam changer melokaan ba yooyee anticorps soldats yi nekk ci yaramu doomi aadama duñ ma mënal dara maanaam duñ ma xàmmee lii moo waral variant yi ngeen di dégg fan yépp. gis nga virus bi ni mu muté ñu def gis nañ ko tey. wala gi ñu mutation bi te lii muté ci virus bi weesuwul lu dul génome moom ci boppam moo muté moo soppeeku. waa léegi lan moo may wax ne man buñ ma injecté ARN boobu mu dugg ci sama yaram le temps que ñu ma koy defaral protéine du muté wala mënu soppeeku. kon gis ngeen fi problème bi nekk ñoom nasaraan si dañoo créer seeni vaccin yoo xamante ni wóorul sax ni dina efficace ndax virus bi dafay changer dafay soppeeku di def mutation mais même bu vaccin bi doxoon ñoom seen réew wóorul sax ba xam dina dox ñun suñu réew parce que réalité yi bokkul lii mooy dëgg bu ñu nax sénégalais yi et lii prouvé que ni ñi defar vaccin yi wóorul ba xam vaccin yi baax na. Abdoulaye Diouf Sarr ci benn caay sortem nee na même buñ la vacciné wee ba noppi da ngay continuer di sol masque di respecter les gestes barrières ak yeneen ndigle. Le masque même quand on aura effectivement le vaccin
sera donc de mise dans le cadre, bien sûr, de ce qu'on appelle les gestes barrières. Il ne faut pas confondre les gestes barrières avec, bien sûr, la fonction qu'aura le vaccin. Je crois que cette question donc, est peut-être intéressante, mais ce que je réponds simplement, c'est qu'il ne faut pas les comparer le vaccin au masque. Et ce n'est pas parce qu'on attend le vaccin qu'on va abandonner le masque. Et même quand on aura le vaccin, on va quand même continuer à faire des efforts sur les mesures barrières. léegi ñii kan la ñu yàpp ñun loolu la ñuy laaj dem nañ jëlee ay vaccin mais tubaab yi ci boppam garanti wuñ leen ba xam baax na am déet ñu bëgg koo nag testé ci sénégalais yi ngir produire ay données lii mooy la réalité li am ba am mooy virus bi la mu def seen réew ñoom tubaab yi dafa ko ñun suñu continent te loolu professeur Cheikh Lo joxe na ci explication bu mucc ayib. la valable ci mutation aux États-Unis la valable Angleterre la valable France ak li valable Sénégal bokku ci bokk ñun ñëpp gis nañ suñu bopp yaakaar naa kenn waaw dama ne bokkuñu waaw dama ne kan moo gisul ne virus bi mu ñëwee li mu def occidentaux yi defu ko sénégalais yi defu ko africains yi kan moo ko gisul léegi ñun suñu plateau médical dafa gën seen bos wala dañ leen gën a xarañ li ko waral mooy système de défense bi ñu am ñun suñu bopp bokkut ak seen bos sur le plan génétique ay preuve wane na bu yàgg ne ñi nga xam ne dañu maamoo ci suñu maam jooju ñuy wax l'homme de Néandertal jël ci moom ay gènes bi ñu defee études yi wane nañu ne c'est les asiatiques et les occidentaux ñooñu le virus bi gën a attaqué par rapport ak ñun bi fi peste bi jaaree c'était l'inverse ñi ci maamuwul woon ñoom la gënoon sonal africains yi la gënoon sonal loolu c'est sur le plan génétique parce que ni ñuy xeex ak moom système de défense bi ñuy defaat mi ngi dépend ci génome kon loolu nag dafa tax ñu war a bàyyi suñu xel ci lan vaccin bi ñu defaat di ko dóor Europe ak feneen ak feneen testé nañ ko ci seen population il faut que bala ñu fi engagé wu ñu am notre Pfizer à nous notre Moderna à nous c'est-à-dire boo xam ne bu ñu ko defee wóoru nañu ne c'est adapté à notre population su ma gisee population bi di faufilé wu di daw di wuti ne nañu wuti vaccin ci boo xam ne wóoru la sax ba xam di nga ci am résultat wala déet xamoo sax yan façon conséquence la nar a jural je me dis que ne y a une question qu'on doit se poser war nañu tey donc lan moo fi jar daw bay daanu ñun loolu la ñuy laaj ñun suñu problème mooy dañu dugal ci combat boo xamante ni du suñu bos virus bi la mu def Europe def ko États-Unis bu ko defoon ñun suñu continent maanaam bu doon contraire bi moo am ñoom ñëpp dañuy tëj seeni frontières duñ fa dugg daal di jël virus bi tuddee ko virus africain kon lan moo tax ñun itam ñu am suñu fulaay bopp tuddee virus bi virusu tubaab te déglu suñu borom xam-xam yi nga xamante ni dëgg kese moo leen ñor chloroquine ak azithromycine kenn lam-laamewul efficacité am en plus amul effet secondaire yu garaaw yenn vitamines yu ci mel ni vitamine C ay médecins ñu ngi koy recommandé pour dooleel sa système immunitaire mais beneen vitamine bi ëpp ci solo mooy vitamine D te précision bi am solo bi ñu war a def ci vitamine boobu noonu mooy boo koy utiliser dafay laaj ngay exposé wu ci soleil bi mooy tax mu gën a mën a am njeexital ci sa yaram donc ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy tuumaal di ñu jiiñ ay complotistes xam nañ bu baax a baax lan moo làqu ci ginnaaw confinement leneen moo ko tax a jóg lu dul aar doomi aadama au contraire confinement ay problème la gën a créer que ay solution occidentaux yi ñoo ñuy tiital oui def leen lii plan de contingence nii ñu financé leen te kaay ma wax la keroog dama wax ne feebar bi ñun dafa ñu waroon a fekk ñu jóg taxaw parce que occidentaux yi ils ont un genou à terre. ñun ñoo war a taxaw tey bu ñu soxlaa masque ñu defar ko jaay leen ko bu ñu soxlaa gel ñu defar ko jaay leen ko bu ñu soxlaa même ay respirateurs ñu defar ko en Afrique jaay leen ko parce que on a les capacités mais au contraire qu'est-ce qui s'est passé ñoom tiital nañu nax ñu ba ñu normelu ak ñoom ñu roof ñu galgal kaay ma wax la galgal bi xam nga lan la. plan de contingence 1000 milliards ñaata la ci banque mondiale dugal ak fonds FMI. bari na. xaalis boobu dañ ñu ko may. xam nga da nga koy fay sa doom da koy fay. galgal gaa ngoog yii dañ ciy profité te yow yaa ngi taxaw ñuy wax ñu ne dañu war a wàññi dette dañu war a annuler dette pendant que yaa ngi wax annuler dette bi ñoom lebal lañ la door boo xam ne xëy na soxla woo ko woon donc loolu ba kañ 3 ans plus tard encore beneen épidémie la ñuy inventé waat encore pour xëbal ñu tiital ñu lebaat ñu xaalis di ñu confiner davantage dans le sous-développement ñu baree ngi dee jamono yi ñuy wax ñu ne corona moo leen rey wóor na yàlla ne beneen feebar moo leen rey mais parce que actuellement système bi yëpp c'est concentré sur le corona rek la ñuy def waaw mais cancer amatul paludisme amatul. famille yi ëmb diwusin ci àll bi amatul. mais fi nga toog nii jéemal woo sapeur pompier numéro boobu nga xool ndax di nga leen jot man essayé naa 1 heure de temps may woo sapeur pompier mënu ma leen jot ku bëgg a def nga def l'expérience donc gis nga nañu dalal xelu nit ñi. lii yàlla moo ko wàccee waaye suturaal nañu
feebar bi su defoon na mu def Espagne France ak fii doo toog fi ma toog fii Alsaan. yàlla bu la defalee sutura da nga koy xam. léegi nag li ñu war a comprendre mooy coronavirus nekk fi rek moom jàngoro. bërki démb benn femme bu wuyu ci turu Fama Mbaye dafa ñàkk bakkanam lan moo tax parce que Thiès lit d'urgence bu ànd ak système d'oxygénation nekku fa ñu woote Dakar ñu ne benn lit disponible noonu la ñàkkee bakkanam léegi imaginer leen ñi nekk ci région yi gën a sori wala ci ay village tey souffrir li gën a garaaw wala li gën a moins grave que li dal ndaw si ñooñu jaaree fa ñàkk ci seen bakkan ay milliers doomi aadama lañ mais ñu topp Covid bi rek di ko politiquer alors que am na yeneen feebar yuy rey des milliers de personnes chaque année ci biir réew mi te kenn lijjantiwu leen 2020 bi ñu génn 7893 doomi aadama juróom-ñaari junne ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan Sénégal te cancer moo fa jaar léegi li ñuy laaj mooy bu Covid 19 rayoon lii ci doomi aadama fan la ñu jëm kon nañu bàyyi seen caaxaan yi réew bu nekk da nga am ay priorité fii ñëpp xam nañ ni corona business moo fi am te sénégalais bu ci nekk war na koo xam mbiru vaccin yi nag buñ ciy waxaat kay mooy mesures yi nguur gi nar a jël pour forcer ko sénégalais yi instant yi ci loolu la ñu nekk. ndax bu ñu demee France puisque ñoom ñooy suñuy patron Macky Sall lu Macron def mu topp ci ñoom France ñoo ngi ci nas ay pexe pour xool nu ñuy créer ay passeport vaccinal benn certificat lay doon boo xamante ni boo ko amul doo mën a tukki mais ci yeneen réew ci yeneen dëkk européen même boo vacciné wul wane certificat de vaccination bi ñu la jox doo mën a accéder ci yenn lieux yu ci mel ni restaurant yi salle de spectacle yi wala participer ci ay événements sportifs France ci yoon woowu la nekk defaguñ ko mais ñi ngi ci tànk yi te buñ ko réussir ñoom seen réew nañ ko xaar Sénégal ndax yàgg na leen wax ni en matière politique lu ngeen bëgg a xam ci liy xew Sénégal ëllëg del suivre médias français yi parce que ñun amuñu njiital réew Sénégal gouverneuru France moo nekk ci palais bii ngeen di seen na ko sénégalais xam kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.